yaa ngi xëcc kii bi parce que yëg nga ne sedd na da nga yëg ni tàng na waaye doo yëg ne weex nga doo yëg ni ñuul nga loolu amul yëg-yëg moo am réew mi li ñu yëg bu tawee danañ ko yëg bu maralee danañ ko yëg te loolu fii rek lañ koy yëge fii rek mooy maral ñu xiif taw bu bëri ñu suur kon loolu jarta xeet baat boobu patriotisme boobu dama cee xalaat ay at maa ngi ni toog ak yéen Ablaye Wade toog na fii seede lii may wax yépp man maa ko jox xalaatu na créer parti boppam bàyyi fi PS fa la newoon walaa ko fekk maa ànd ak moom ñu dem ba Mogadishu Senghor jox ñu récépissé téléphoné Jean Collin pour ñu ñëw jël suñu récépissé kooku mooy parti bi nga xam ne njëkk naa nekk ki ko xalaat sos ko fii ñu toll ñoom it ñun maag Sidi Lamine sama rak toll nañ fa dóor nañu dàqe tëj nañ ñu xeel nañu façon bu ne gis nañ ko amul benn façon boo xam ne danañ ko def opposant te ñun jaaruñu ci amul ba fii ñu toll gars yi li ñu ñeme ba tey kenn ñemewu la jël drapeau France cos almet teg te def nañ ko ci kanam Mitterrand yi lañ ko defee te fa mu safee Mitterrand président Mitterrand mi ngi nii ñaar téeméeri journaliste wër ko ñu taal drapeau bi mu jooy yuux il fallait nag ñun ñu am ko ñu relayer nag patriotisme déedéet ci la bokk l'islam sax ci déedéet la commencé laa d'accord looy wax nga door ko wax léegi nag ci démocratie loyauté ci la opposition di teg tànkam pour mën a opposer mënul jamais taxaw ci négation du ma guddal ndax beneen xutbaa ngi leen di xaar muy xutba juma mais léegi ci li ñuy wax ci biir mu ne ma Macky Sall moom nañ ko fi bàyyi ba ñetti at yi jeex te loolu ku koy wax booy wut dof teggi ko kuy wax loolu teggi ko ndax Moussa ca kër Firawna la yaroo te terew ko nekk am Moussa ne Moussa yaroo ci kër Firawna tere ko nekk Moussa kon premier point mooy président Macky Sall est une institution nous reconnaissons les institutions et nous les respectons mais nous ne serons jamais d'accord sur notre ennemi à tous la corruption man day juróom-ñeenti at ci laa tàmbalee di wut sama baay ci boppam ba ma juróom-ñeenti at laa commencé di gérer budget ñëw naa fii ànd ak moom ñu teeru général de Gaulle le 26 septembre 1958 maa organisé voyage ba man mi am 12 ans boobu 12 ans laa ci bi ma amee 12 ans teg ñaari weer ci la fi jógee may jox sama yaay ak samay rakk te toujours maa ngi koy wax depuis 40 ans mosumaa yoreel nit juróomi dërëm du nit du banque du société du kenn ba ci bitigi naar bi man lu ma am doy na bu ma amul woor sama waa kër yi woor dañuy woor ñeent fukki fan di ko teeroo yoro koor donc li nga xam ne moom moo am importance man wax naa ni musuma jël am benn mètre carré boo xam ne état moom ma ko jox musul am fii mu ne kii ñàkk yow xam nga ndax gouvernement mën naa jël nangu suufu lébu jox ko nitam de foofu ko am lébu yi la neex man maa ngi am foofu 1975 boobu la am 1 an ci laa fa def
jënd ci li buy defar teg yooyu yëpp pour wane ne nit ki mën nga koo xam waaye lu nit wax sa kanam jabar ki doom loolu mooy la jërëjëf. kii nag sama doom la ba ma ko waxee ne leen kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal sama bakkan bi laa ci def maa ngi koy confirmer léegi nag njaw des na xam it gars yi sax dañuy dem extrême volonté dugg ci gaal gi ne Barça mbaa Barsàq waaye bi ñuy wax loolu seen Barsàq rek a wóor Barça bi wóoru jekk nga ci ndax si sa mbokk la yow rek la bëgg loolu yëpp taxu la am jabar alxayri mën naa jege lool mën naa sori lool waaye wax dëgg yàlla Tabaski bés la wax na ñaar ñi ñooy daje xar ak paaka waaye nag xar mi li ñuy njëkk a jënd ci paaka bi li ñu njëkk a jënd ci xar mi dana ngaa dem dara fekk nga jigéen yi jënd seen i paaka ak seen i fourneau dugg seen yu sew yépp nga ne maa ngi dem dara uti xar léegi nag paaka baa ngi fi mais xar mi indeeguñ ko fi kon nag danaa wax ne danaa au président Macky Sall mi nga xam ne moom ci boppam wax na ne xaritam la ay yoon ñëpp di ko dégg moo wax ko manit ànd ak moom ci campagne am di ko wax ni ko dañoo ngay wax ak Ousmane Sonko ci liy doxal réew mi ak li réew mi bañ ma bëgg itam Ousmane Sonko ak mbooleem koo xam ne libre nga borom sam xel kenn yeewu ko ñuy daje fii périodiquement di dénoncer la corruption nommément loolu du liggéeyu OFNAC liggéeyu politicien la li doxul oto yi paan politiciens yi ñoo koy désigner parce que OFNAC créateur de dossier lañ dossier bi ba nga ko créé fekk ko waaja dee na wala alal ja raw na dégg nga gis nañu Wikileaks si mu liggéey ak ni mu bouleversé xanaa lu ñu bon mën na nekk Wikileaks suñu réew waaye su fekkee ne dañu ne ba sàngam Ousmane ak diw ak diw ak diw danañ daje fii wala fu mel ni fii te mooy lan mooy kër ak ñëpp ko xam ne doo ñëw ñu wàññi la waroo fi saal bi mosuñ ko tëj ki tilim ak ki am ak ki amul ak taalibe bi ak yëpp ku ñëw rek sa place ngi bu ko defee ñuy dénoncer diw nangam document bu ñu am génne mu capté ko loolu mën na nekk institution président Macky Sall nag mën naa koo seedeel ne nit la koo xam ne benn problème la am mooy ñu ko wër bu doon ceeb la doo tànn ndax lu ñu tànn néew fa tànnit rek la tànnit duñ ko tànn ñi ko wër tànnit képp lañ tànnit lañ boo doon tànn yi doo génne benn peppu ceeb te loolu moom xam na ko xam ciy génnee est-ce que kon ñun buñ ko ci dimbalewul est-ce que dina ci génn waaw su fekkee ne réew mi ñoo ko jox 58% ñooñu ñëw ñoom daal di ko def otage di ko def loo lu ne lu ñaaw loo dégg du moom ñooña la te buñ ko ci génn du ca génn c'est important su fekkee ne dañoo respecter les institutions jug boobu loolu waa ji bindoon ne xawma
il faut sauver le soldat nu mu tuddati soldat nu mu tuddati hein Ryan le soldat Ryan hein c'est ça mooy affaire Dreyfus quoi donc xam naa ko il faut ñu dimbale Macky pour mu libérer wu ci le mauvais entourage boo boobaa ci la opposition bi di neexee ndax opposition bi baax mooy bii wax ak président bi te du ko corrompre pouvoir bi baax mooy mii déglu opposition bi te du leen jaay doole du tëj seen gémmiñ du yaakaar ne ñoom ay ennemis lañ mais ay compatriotes lañ il faut que ñu reconsidérer li jaxasoo ci suñu arène politique ndax ñaar ñi fi njëkk a jouer politique mooy la Senghor ak Lamine Gueye te mujj nañu mel nañ war a mel seen ñaari palais yi jàkkaarloo le palais du peuple c'est le parlement et le palais de l'exécutif muy jàll di dem kon nag loolu war nañ caa dellu am na ñoo xam ne dañuy jaxase réew te du lenn lu may xam ne ñuy yéeyee nopp buur ji nga buur ak jeeg bu ndaw boo leen jaayee rek ñu def njaaxum boo leen jaayee rek ñu def njaaxum te am na fi ñoo xam ne ca Léopold Senghor ba ci Ousmane Sonko lu fi yàqu ñooma te ba tey ñi ngi taxaw na ni ngeewu ngeew yi wéeruñ mënuñ waaye buñ tëddoon di sukuraat it ci biir sukuraat si danañ fi def njaaxum door a dee Ousmane sama doom sama xarit incha allah ba pencam yàlla bul nangu mukk histoire di la jiiñ ne yaa wax nit ñi nañ dem dee ndax nga bañ a dugg kaso mukk ne baram welo bañ damm weloom ba amatul fu mu terloo que yow yaa tax ñi def loolu ñëpp waxoo ko defoo ko àndoo ci il faut que ce soit net jigéen juy sëy dafa war a moytu di lëngoo ak ki mbokkal ndeeg góor gi mbokkal ndeeg bàyyi ci mbedd mi ndax ña xamul lañ bokk yépp dañu ne kii de mi ngi sëy te mi ngi lëngoo góor ci mbedd mi may lancé fii ma toog appel solennel président Macky Sall ne ko dama bëgg nga essayer jël Ousmane Sonko jox ko pour mu fay ay wa ca Casamance te am fanweeri at te ñetti président jàll fi te mënuñ koo fay moom rek moo ko mën a fay bu ma ko mënoon a fay dana fekk ma dem bu yàgg dem jëm koo fay moom rek moo mën a nekk l'homme de la paix hors de l'homme de la paix en Casamance et l'homme de la paix au Sénégal l'homme de la paix au Sénégal mooy ki ñu soxla mooy ki ñu soxla macha allah ay yaxam dëgër na ñeme na coono ndaw la nañ ko wax mu jël dooleem jooju ak cawarteem googu def ko ba réew ji nga Sénégal du mës a avancé te Casamance réglé wu du mës a avancé te Casamance réglé wu waaw mi ngi mel ni koo xam ne say tànk benn bi moo wér benn bi baaxul feet defaruñ ko doo mës a rawante Casamance mooy xoromu Sénégal mooy économie Sénégal mooy foresterie Sénégal mooy léppi Sénégal te yàlla def na wàll gi ci Sénégal ñëpp a bokk waaye ñi gën a wér
mooy Casamance yi man sama doom a ngi ni Salif Sadio maama alors parce que nag joolaa bu yalwaan ci feu rouge bi dafa niiroo joolaa mais du joolaa